Ciao a tutti ragazzi, vi saluto, mi chiamo Amore e questa volta vi sto parlando dalla Francia. Vi parlo da un comune francese che si chiama Vols, situato diciamo tra Chambéry e Aix-en-Provence, praticamente in confine col Torino. Vols è anche una comune nel dipartimento delle Alpi dell'Alta Provenza, nella regione di PACA, la Provenza Alpi Costa Azzurra, che sarebbe anche in francese la Provence Alpes Côte d'Azur. Vi saluto, c'è tempo che non abbiamo fatto un video per chiarire, perché aspettavamo anche il nuovo DPCM. Oggi abbiamo la bozza qui con noi, che fra una settimana diciamo uscirà un nuovo DPCM di agosto. E oggi vi elencherò tutte le novità riguardo il DPCM, che si sarebbe anche delle proroghe, diciamo per il bonus 1000 euro, 600 euro, la proroga della cassa di integrazione, il blocco dei licenziamenti e anche la proroga della NASPI. Oggi vi elencherò tutto qui e vi terremo anche aggiornati delle ultime novità. Salaamaaleykum mbokki taalibe yi, maa ngi leen di nuyu di leen ziar bu baax a baax. Man la Mor Talla Sarr, maa ngi leen di baalu àq di leen baal àq, di leen nuyu yéen ñëpp, di ñaan suñu borom def ñu fekke ay déwéni di yàgg a fekke tabaski. di leen baalu àq yéen ñëpp, di leen ñaanal tabaski ngeen passé ko yéen ñëpp si jàmm. yàlla yokk xéwal yi, defal ñu jàmm, teggil ñu feebar bi ci jàmm ak salaam ci barki Serigne Touba. alors tey nag dañuy ñëw waxtaan ak yéen ci décret bii di waaj a génn ci weeru août bi, nga xam ne fii ak une semaine presque dina nekk en vigueur. ñu fàttali na rek ne bu ngeen fàttali ko li ñuy woowee la legge Cura Italia del 17 marzo 2020, ñu ñëwaat ci beneen bu ñuy woowee donc il decreto di rilancio te mu génnoon ci weeru mai bi. alors tey ci août bi gouvernement bi moo ngi préparé lu ñuy woowee il decreto di agosto, nga xamante ne bi dans une semaine donc dina nekk en vigueur. ci biir décret boobu gouvernement bi indi na ci ay changement yu bari jëmoon ci bonus 600 euro yi ak bonus 1000 euro yi, lavoratori stagionali yi day thermali ak donc incaricati alle vendite mooy catégorie gi ñu ci dolli waatoon, ak ñi ñuy woowee donc lavoratori intermittenti. alors ñooñu am na ay nouveauté yoo xamante ni donc décret bu bees bi indi na ko. case d'intégration bi aussi décret bi dina ci wax prolongé waat na ko yeneen 18 semaines, 9 plus 9, donc dina dem sûrement ba décembre 2020 incha allah. leneen li ci des aussi tamit mooy NASPI. xam ngeen ne il decreto di rilancio prolongé woon ñi seen désoccupation jeexoon ci li commencé le 1er mars ba le 30 avril, donc tegaloon nañ ci ñeneen ñaari weer yoo xamante ne bi fayoon nañ leen ko, sûrement mooy avril ak mai bi. te depuis le 31 juin bi passé mbokki taalibe yi bëri fay nañ leen ko, c'est automatique. donc dañoo dajale chiffre bi ñu doon jël ci NASPI bi rek ni mu tolloon, ñu calculer ko totaler ko pour ñaari weer, verser leen ko automatique seen compte. IMS démarré na paiement yooyu depuis le 31 juillet bi passé, nga xam ne moom mooy date bi biñ appaloon pour li ñuy wooyee reddito di emergenza. ci date boobu la jeexoon, donc ci date boobu la commencé aussi automatique NASPI bi nga xamante ni bi ministre bi la signora Nunzia Catalfo con l'accordo anche del ministro dell'economia Galtieri, alors yokkoon nañ ko pour yeneen ñaari weer, fayoon ko ñi nekkoon désoccupation entre le 1er mars ba le 30 avril. te ñu bari jamono ji fayeeku nañ ko, jot nañ ko. alors ci biir décret bii di ñëw ñu koy wax decreto di agosto, yokkaat na lu ñuy wooyee NASPI boobu pour yeneen ñaari weer. alors ñi nga xamante ni bi jotoon nañ koo jël aussi ci jamono boobu dinañ leen ko yokkalaat. alors li desee leer mooy ndax bu fekkee jamono ji mbokki taalibe yi ñu yokkaloon seen NASPI commencé nañ liggéey bu ubbeeku ba commencé am contrat, alors foofu njortu mën nañ dinañ leen ko fay. mais ku ko dugaloon daal ba ñu yokkal la NASPI bi dinañ la ko yokkalaat pour yeneen ñaari weer bu fekkee jamono ji nii amoo liggéey. ak ñeneen catégorie yu bees yoo xamante ni bi ñoom dugg nañ ci date bi nga xamante ni bi ci la gouvernement bi wax ne koo xamante ni bi sa NASPI jeex na ci la commencé le 1er mai ba le 30 juillet rek dinañ la yokkalaat yeneen ñaari weer. bokkut ak nag ñi ko njëkkoon a dugal te jamono bi bu ñu liggéeyut ñoom dinañ bokk ci yeneen ñaari weer yooyu ñu leen koy fay.
dinañ calculer muy ñaari weer ñu verser leen ko. donc dina toll ci chiffre bi li nga doon jël ci weeru NASP bi rek nu mu toll noonu lañ lay calculer booleel la ko ci pour ñaari weer fay la ko muy nekk mois de juin ak mois de juillet. loolu la décret août bi prévoir. casier d'intégration bi yokk nañ ci yeneen 18 semaines 9 plus 9 wax naa leen ko. NASP bi prolongé nañ ko pour yenn ci mbokki taalibe yi. alors licenciement yi bloqué nañ ko ba le 31 décembre donc fii ba le 31 décembre amul benn date de labeur boo xam ne mën ngaa licencier nit. boole nañ ci leneen lu ñuy wax loo xamante ni donc los gravio fiscale mooy maanaam datore de labeur boo xamante ni bi ci weer yi jamono ji assumé nga nit ak contrat indéterminé dinañ la ajal taxe yi pour 6 mois yoo xamante ni bi doo ko versel benn contributi. loolu aussi leeral nañ ko ci biir décret bi. alors ñu ñëw ci prolongement yi nga xamante ni moo concerné bonus 1000 euros pour stagionale del turismo e dei stabilimenti termali. ñooñu ñu ëpp ci ñoom jotoon nañ seen bonus ñu ngi leen jokkoon a jox 600 joxaat leen 1000 euros. alors ñooñu aussi prolongé waat nañ bonus boobu pour weeru juin ak weeru juillet weer bu nekk donc dina toll ci 1000 euros. waxoon naa leen ko mooy stagionale del turismo e dei stabilimenti termali yi nga xam ne jotoon nañ ko ci weer yi passé ñoom it dinañ leen ko prolongé waatal ci biir décret bi ñuy woote ci weeru août bi indi na loolu. alors am na aussi beneen bonus bu ñuy wooyee 600 euros bonus 600 euros boobu nag dañ ko yemale ci yenn catégorie bii pas am na ñu ci exclure mais am na ñu ko yemale. catégorie giñ ci njëkk a dugal mooy ñi ñuy wooyee donc lavoratori intermittenti ñi amoon contratto a chiamata ak contratto occasionale ak ñu doon def li ñuy wooyee vendita incaricate a domicilio ñooñu si lañ bokk. ak autonomie yi nga xamante ne bi lavoro dipendente lañ doon liggéey te amuñu woon partita IVA inscrire woon ci la gestione separata dell'INPS donc ñooñu aussi dinañ leen ko fay. alors mi ngi toll ci 600 euros ci weeru mai bi ak weeru juin bi. catégorie googu la INPS génne ak en collaboration avec la ministre pour wax ne ñoom lañ koy renouveler waatal. ngeen jàpp ko bu baax mooy stagionale del turismo e dei stabilimenti termali ak ñeneen ñu ñuy wooyee donc lavoratore stagionale altri settori mooy intermittente yi liggéeyoon ci stagionale bi. a domicilio incaricati alle vendita ak li ñu woowe donc lavoro porta a porta ak lavoro autonomie mooy maanaam ngay liggéey am contrat boo xamante ni bi donc lavoro autonome la donc bokk nga ci. je pense amoon na ñu ko fayoon ci weer yee buñ ko renouveler waate aussi ñoom ñëpp dinañ leen ko fayaat ci kàttanu yàlla. donc ñu leeral ko mbokki taalibe yi rek li mesure yi ci ëpp solo daay mooy yokkaat nañ NASP bi. stagionale yi aussi amaat nañ beneen bonus su 1000 euros jëm ci weeru juin ak juillet ak beneen bonus boo xamante ne bii 600 euros la pour yeneen ñaari weer jëm ci ñi amoon contrat à terminer contrat déterminé te doon def lu ñuy woowee donc lavoro intermittente donc nekkoon ci altri settore wala ñu doon def lavoro occasionale wala ñu doon def donc incaricati alle vendite a domicilio ñooñu aussi dinañ leen fayaat yeneen ñaari bonus 600 euros jëm ci weeru juin ak weeru juillet. ñu fàttali ko li jëm ci NASP bi dañ ne képp koo xamante ne bi sa NASP jeex na. NASP bu ngeen ko déggee moom mooy lu ñuy woowee donc la nuova assicurazione sociale per l'impiego nga xam ne bu sa contrat jeexee amoo liggéey da ngay dem nga dugal ko ñu la koy verser moo xam jours yi nga contribuer nu mu toll ñu la koy fay. alors ci décret août bi di ñëw loi bi daf ne képp koo xamante ni bi sa NASP jeex na ci li commencé le 1er mai ba le 30 juin rek dinañ la joxaat yeneen ñaari weer. te ñaari weer yooyu dañ koy totaliser fay la ko te dina tolloog chiffre bi nga mujjee jot ni mu toll rek maanaam li nga xamante ni bi NASP bi moom la tolloon ma net al mese loolu la ñuy calculer fay la ko. alors ci NASP boobu aussi ñi ko alors il decreto di rilancio bi indi woon aussi proroga dei 2 mesi per la NASP ñoom aussi bokk nañ ci dinañ leen ko fayaat moo xam ñi nga xamante ni bi jamono ji ba tey ñoo ngi woon désoccupation yi jotoon nañ ci ñaari weer yu njëkk yi bi ñu leen yokkalee nga xam ne INPS commencé woon na ko fay depuis le 31 juillet bii passé ñooñu aussi dinañ leen ko yokkalaat pour yeneen ñaari weer. alors reste à savoir ndax ñi nga xamante ne bi jotoon nañ koo jot te jamono ji ñoom contrat di liggéey je pense pas aussi ñu verser leen ko vu que aussi ñoo ngi liggéey te dinañ am revenu. mais daal catégorie gu bees gi ciy dugg daal mooy ki ko jeexal ci li commencé le 1er mai ba le 30 juin dinañ la joxaat yeneen ñaari weer jëm ci juin ak juillet weer bu nekk dina tolloog ak li nga ci doon jot ci bi nga ko doon fayeeku te dina nekk automatique. loolu moom mooy NASP bi. alors leneen li ñuy wax tamit mooy stagionale del tourisme et dei stabilimenti termali
ñi nga xamante ne bi jotoon nañ leen a fay 1000 euros bu mujj bi ñooñu aussi décret août bii di ñëw prévoir na pour ñu joxaat leen juin 1000 euros, juillet 1000 euros. alors mooy ñi amoon réquisites yi rek képp ku amoon réquisites yi rek te fayeeku woon ko rek dinañ la ko joxaat juin ak juillet incha allah loolu la loi bi wax. 600 euros bi ñu ngi koy renouveler mooy donc lavoratori dipendenti autonomi privi di partita IVA ñiy liggéey autonomie te amuñu partita IVA. vendita incaricate alle vendite a domicilio maanaam ñiy def porta a porta ak ñu yoroon contratto occasionale ak intermittente mooy contrat a chiamata moo xam dañ lay soxla rek wala nga dem mais contrat bi nekk a chiamata ñooñu te duggoon ci quadro bi nga xamante ne bi fayoon nañ leen ko en tant que lavoratori intermittente dinañ leen joxaat 600 euros juin joxaat leen ko juillet. donc noonu la ko décret bi indee xanaa leneen liñ si dolli rek moom mooy l'état d'urgence biñ prolongé jusqu'au 15 octobre vu que le 31 juillet bi la jeexoon donc gouvernement bi prolongé waat na ko ba le 15 octobre jëm ci il divieto di assembramenti anche l'uso delle mascherine. loolu aussi je pense leeral nañ leen ko ci biir waxtaan ba mu leer nañ ñu xam ne daal li ñu leen tënkal fii yëpp daal mooy la bozza del nuovo DPCM di agosto nga xam ne lu leer a leer ci la doon loo xamante ne bii dina bokk ci décret agosto bii di ñëw te nga xamante ne bii 25 milliards d'euros la yuñ génne donc dimbalee ko liggéeykat yi ñi nga xamante ne bii seen situation dafa xaw a précaire surtout ñi nekk ci secteur dello spettacolo les travailleurs intermittenti maanaam ñu yor contrat occasionale incaricati alle vendite a domicilio ak stagionale del turismo dei stabilimenti termali. NASPI bi aussi yokk nañ ko comme ni leen ko waxee case d'intégration bi tamit yokk nañ ko pour yeneen 18 semaines mu war a dem donc ba ci décembre bi 2020 incha allah. loolu donc mooy li nga xamante ne bi mooy li ñu leen fi doon tënkal rek ñuy xam le ne yeneen développement yu bees yu ci am ak leneen lu ñu leen war a leeral rek ci kàttanu yàlla dinañ leen ko leeralaat ba mu leeral nañ. alors ñu xaar juste rek fii ak une semaine décret bi ñëw bu ko defee ñu gën a leeral kat mbokki taalibe yi nan la ñuy def ba seen situation donc tegu ci yoon. ñu ngi leen di sant bu baax a baax di leen gërëm seen xarit seen mbokk taalibe Mor Talla Sarr jërë ngeen jëf.